kay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Barthélémy Dias mi ñu woolu woon démb tribunal te ginnaaw bi ñu ne ko na bàyyi ba àllarba benn fan ci décembre muy soog a ñëw l'observateur xëy na ñëw ak ñun ci li waral ñu renvoyé procès ba ubbil yéenekaay bi Cheikh Macky Sy bi bokk ci ñi ñuy tudd ci histoire ba moo sàkku ñu renvoyé ko li tax mi ngi koy wax ci l'observateur nee na moom ab prévenu la dafa soxla avocat bu ko taxaw te avocat yi mu amoon ñu ràññee ca maître El Hadji Amadou Sall gisatul ci avocat yi kenn moo tax mu ne tribunal bi na ko may mu wut beneen avocat li ko boole ci coow li moom Cheikh nee na moo yóbboon ñoom dem si yàlla Ndiaga Diouf ca mairie bu Barthélémy Dias mu neet ba ñu fay dem fitna mbaa fitalante yóbbu leen fa woon ca jamono jooje Barthélémy Dias da doon dëkkee song ak di menacer ay kilifa yu ne woon ci nguuruk Abdoulaye Wade gi ñu ne nañu fa dem wax ak moom ci jàmm jox ko leetar sàkku ci moom mu dakkal tëkku yi muy def autorité yi Cheikh Macky Sy bi ne du woon Barthélémy Dias rek la ñu siibale woon ndax ba ñuy dem ca moom am na ñeneen ci ñun ñu demoon kër Alioune Tine bi ñu yegsee nag ci mairie bu Barthélémy Dias ci la ko ñenn ci aw ñoñam ne am na ay nervi yu fi nekk te yow la ñuy song si Barthélémy Dias génn ki fitelam di tiire ci suñu kaw ba gaañ ci ñun juróom Ndiaga Diouf ca la bokkoon ay gaañu yu métti yu mu ca jëlee moo tax fa la jaare faatu la tribune nañu dëkk bi jaxoon na démb jalt yi bari woon na ci Ndakaaru leader yu coalition Yewwi Askan Wi bëggoon a dox dem tribunal takk der yi bàyyiwuñu leen ci quand Abdou Diassé fa la ñu teere ji ak ñoom muy Barthélémy Dias di Ousmane Sonko di Khalifa Sall di Alaaji Malick Gakou ñoom ñëpp la ñu jàppoon ginnaaw bi ci lañ leen bàyyi waa CICN ak waa BIP ñoo lëkkaloo taxaw jàmmaarloog ñi bëggoon a manifester enquête dina kay mel ne ku naan ñu li ñu naan doole doxul jàmm loolee moo dal waa Yewwi ci seen mobilisation beeg seen résistance ak manifestation gi ñu doon woote force de sécurité yi ñoo geetaru ba dëgër taxaw ci seen kanam tegal leen seen loi Sud Quotidien nañu moom kay yàlla baax tuuti ko noon ñu dundaat ci réew mi démb li ñu fi dundoon weeru mars gi weesu gis nañu farando yu coalition Yewwi Askan Wi ñu doon manifester ci wedeen bi ba taaloon fay pëna bu dee li woon démb mooy deuxième vague gi Ousmane Sonko doon wax Vox Populi nee nañu deuxième vague ba lajj na muy Barthélémy Dias di Ousmane Sonko di Malick Gakou di Khalifa Ababacar Sall daj nañu ci bëccëgu démb bi ci dëkk bi lu mburu dajul cib taal dóor nañu leen ay lacrymogène dàq ji leen ci mbeddi Ndakaaru yi jàpp leen ñuux leen ci wata police bi yóbbu leen camp Abdou Diassé ginnaaw bi ca lañ leen libéré libération nañu ñiy jàppal tànk coalition Yewwi Askan Wi bi ñu déggee Khalifa Sall mu ne jàpp nañu ñoom Barthélémy Dias ak consort ci la ñu tàmbalee taali pëna ci wedeen bi kii di Alaaji Malick Gakou libé mi ngi ñuy wax ne bi ñu koy arrêté jël bu rëy bi mu daanu mbagg mu wekkeeku la ca jële source waa nañu muy Barthélémy Dias di Ousmane Sonko Khalifa Sall Alaaji Malick Gakou ak compagnie seen résistance gi ñu woote woon démb wéet nañu ca waa Ndakaaru dañu leen a boycotté faalewu leen ñoom ñëpp xëy nekk ci seeni muraada ñi leen toppoon nakas néew bi grenade lacrymogène yi tàmbalee tàkk ci la ñu àbbu njool mi daw wëqët ñoom Barth ak Ousmane Sonko yi doon jaay fi du rëy ak ngaam wu dang source waa nee nañu bi alkaati yu bi taxawee ci seen kanam dañoo mujj nëbbatu ji ci magasin bu nekk Médina ni muq ci biir bu nuppi naan gaa ñi génn leen résister l'observateur nañu waaye moom Barthélémy Dias dégg nañu ko ginnaaw bi mu ne lam waxoon du ca jóg ku ko woowati tribunal ndax waxi Ndiaga Diouf du la faale enquête dina kay nañu ñoom leader yu Yewwi Askan Wi waa Benno Bokk Yaakaar yàkk nañu leen démb musiba ak mbelengaan déclaration bi Waly Fall def démb ci seenu tur loo xalaat rek wax nañu leen ko ca dem nañ ca bay wax ne leader yu Yewwi yi ay taalkati réew lañu yu seeni pexe na sax mëne suta bëgg a def politique ba noppi ne sa lépp ci fitna nga koy defee loi de finance bi ñu def bit sa réew meek ni mu nar a tëddee déwén l'observateur mi ngi ñuy baaxe ay mbóot yu ca nekk yëral xët mu njëkk yéenekaay bi bokk na ci juróomi milliards yu teg ñaari téeméeri millions yu ñu dogal ministre intérieur Antoine Diome ngir gouvernance électorale am na it ñeent fukki milliards ak ñaar yu ñu natal ministre Abdoulaye Seydou Sow ngir mu ñoŋal cadre de vie bi ak fukki milliards ak juróom-ñeent yu ñu yokkal ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr crédit budgétaire bu toll ci ñaari téeméeri milliards ak fanweer ak juróom lañu ko natal ngir mu gérer santé bi ñi war a gën a sant yàlla ñooy fukki xale yu jigéen ak juróom-ñaar yi ci libération Sierra Leone lañu fekk baax ay nit ñoo leen jëloon bëggoon leen a yóbbu Liban waaye ba ñuy embarqué démb ci aéroportu Diass fa lañ leen arrêté mbir mi libération nañu mafia la boo xam ne dañuy dajale ay xale yu jigéen dig leen liggéey bu baax ca Liban bu ñu leen xasee ba yóbbu dañ leen di forcer ñuy jaay seen bopp waa ji leen doon recruter yéenekaay bi nee nañu ab doomu Sierra Leone la bu tudd Abdoul Fofana gaa ñi jàpp nañu ko ci Wakhinane Nimzatt. Savon de Marseille Alphé, CCPS, comptoir commercial de plomberie du Sénégal. Déodorant Malaysia Umo ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jërëjëf Mamadou Mohamed jërë ngeen jëf mbokk yi xibaar la woon ak RFM ginnaaw bi ñu leen jàppee diir démb Barthélémy Dias Ousmane Sonko seeni kàddu yu njëkk bokk na ca yu Barthélémy Dias ci élection yi nu dëgmal ak la mu jot ci président Macky Sall ne ak toxal la ca namm moo waral fitna geek na muy doxale ca loolee mu ne du mun a ne toxal gi Ousmane Sonko moom di ko xamal moom jiitu réew mi ne bu dee ci yooyee élection jàmm la ca bëgg xayrul lu ko mooy safaan wa dinañ ko daal di baaxee discours yooyee nag waa Benno Bokk Yaakaar rafetlu wuñu ko ñoom dañoo gis ne ñoom waaye askan dañoo war a tegaat ci suuf lépp luy fitna ak woote lu ni mel ca jiital programme di xalaat ci local yi nu dëgmal yooyee local ak kenn woon mes mër ak dossier yu waaye wi askan wi ca Matam mbootaay gi la ñu namm du leen lu may yóbbu ko ci kanamu yoon moom Jibril Ngom
Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi digital gi soxna Yacine Pouy ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn lu jàmm di leen jox ndaje ci kanam tuuti seen émission Pencco ak RFM. ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi ak taxawaay gi Barthélémy Dias Ousmane Sonko am ginnaaw ay waxtu ba nu leen jàppee diir ku ci mel ni Barthélémy Dias moom la mu njortal président Sall mooy daa bëgg a toxal lii di local yi janvier 2022 ca mu ne bu yeboo noppalu ca du mun a ne Ousmane Sonko di ko xamal moom njiit réew mi ne bu dee bëgg na élection yu lalu ci jàmm kasaalika lu ko mooy dina am safaan wa yooye discours di kàddu benn bokk yaakaar rafetlu ko ñoom daal dinañ woowaa Yewwi Askan Wi ci ñu teg ci suuf seen woote googu ngir fitna ca daal di jiitali programme ak i xalaat ngir local yi 2022 démission ba fi woon bu mandataire Yewwi Askan Wi ca Matam bu ngeen koy fàttaliku waa ji jëloon seeni kayit ne mër moom lañ fas yéene ñoom Yewwi Askan Wi yóbbu ci yoon Jibril Ngom lay wuyoo wàllu xibaar bokk na ci tolluwaayu université Gaston Berger ba ca Ndar juróom-ñaar ci milliards ci wàllu kon lempo yi waral ak cooxe ca université ba waraloon démbit grève syndicaliste ak liggéeykat yi yëfa ci technique bi Abdoulaye Diop. ñu tàmbalee xibaar yi kàddu yi Barthélémy Dias ginnaaw ak libéré ma démb naka noonu Alaaji Malick Gakou Ousmane Sonko ab diir ñu téye leen ci loxol yoon ginnaaw si ni ñu ko waxee ak ba maire Mermoz Sacré-Cœur nag moom ci déclaration ma ca Baobab la mu xamal président Macky Sall mooy bu yeboo noppalu toxal moom jëm ci local yi 2022 du lu mun a ne dañu ci ànd ak Serigne Saliou Seck ma fa teewoon. ci kanamu militant yu takku ñëwoon dooleel ko ak daanaka leader yi pare ci kujje gi yépp Barthélémy Dias daal di dëggalaat kàddu yi mu yëkkati woon. Je pense que quand on m'a convoqué. bi ñu may convoqué bu njëkk dañu ma joxoon këyit kon lan moo tax bii yoon defuñu noonu amul dara lu may xamal ni projet bi reporté nañu ko te na leer li ma waxoon laay waxaat tribunal ba dootuma ca teew. J'ai déjà dit que moi je ne retournerai pas au tribunal. maire bu Mermoz Sacré-Cœur bi daal di dellusiwaat ci ni nu ko tegee loxo ba noppi di ŋàññi président Macky Sall. Ils nous ont sortis de force pour nous jeter dans le fourgon blindé de la police. dañu dugal ci oto police bi ni mel ni ay xar yoo xam ne vraiment dafa doy waar ndax dañu humilier ci ñi nga xam ne ñoom la ñu teg loxo bokk na ci ñoo xam ne ancien ministre la ñu woon mooy Malick Gakou Ousmane Sonko député la Déthié Fall député la bu fekkee ne nag duñu humilier kii di njiitu réew mi lu tax ñu daal di rek toroxal ay ñoo xam ne nekkoon nañu fee ay ministre wala nekk député jamono ji ñoom dañu jot sondage yoo xam ne wóor na leen dañuy ñàkk élection yi moo tax ñu jaay doole ni pas organiser des élections le 23 janvier 2022 et ça je l'ai déjà dit. ñoom ñëpp teewoon ci kër Barthélémy Dias njiiti opposition bi ne lii tax na ba ñu gën a dogu ngir jaamaarloo ak nguur gi fi nekk. yooyu njiit di opposition bi bokk na ci ñoom Ousmane Sonko la mu xamal njiitu réew mi mooy bu bëggee jàmm ci élection yi nu dëgmal xeerul lu ko mooy mu ne dina am safaan wa Ousmane Sonko ak Serigne Saliou Seck. waaye kii bi mu fi ñëwee ba léegi kenn warul nekk candidat loolu mënatul am ci réew mi. may wax nag Sénégalais yi ne leen ñun jàmm la ñu bëgg waaye jàmm réew mi ngi ci loxo Macky Sall bu doxalee jàmm ñu uyu ko jàmm gu ëpp gi mu dox bu doxalee fitna nag dinañu fekk fii ñu fay ko fitna gu tolloog fitna googu wala gu ko ëpp ndax ëpp ñu doole ci dëkk bi ndawam yi muy yónni ci télé yi ñuy wax xam nañ ne bu dul woon police ak gendarmerie bu dox suñu diggante suñu benn xëy xajul si ñoom bis bu nañu wax waaye tey fan la ñu ne woon kenn gisu leen ci mbedd mi nañu génn su dul woon police ak gendarmerie ñu ak ñoom kese fii ci réew mi benn fan ñoom ñëpp ñu toxu Gàmbi kon ñun jàmm la ñu bëgg waaye jàmm jaa ngi ci loxo Macky Sall la ñuy xaar ci moom mooy noggatu beeg xoqatal bi jeex na dootuñu nangu mu dal ci benn leader fii ci Sénégal ci loo xam ne tegul ci yoon neewuñu lu jaadu de parce que ñun it ay citoyen lañu bu ñu defee lu warut yoon dafay dal suñu kaw mais fexe ay mbir yoo xam ne teguwul fenn instrumentaliser justice ne da ngay dal ci kaw nit ñi loolu jeex na ci réew mi te lu mu ko jaral benn jaral nañu ko fukk nag jàmm la ñu bëgg jàmm jaa ngi ci loxo Macky Sall ñu koy wër di ko jay naan ko yowa yaa mën yaa xam ñooñu ñooy njëkk a daw bis bu mbir mi tàngee lañ ko ñaan mooy na
mu nekkoon njiital Pastef Ousmane Sonko ñu daal di teewlu léegi xalaat bi nga xamante ni njiit yi Benno Bokk Yaakaar am nañu ko ci li xewoon démb ci Ndakaaru ne fitna rafetlu wuñu ñu ne doxalinu waaye Yewwi Askan Wi woon nañ leen ci ñu teg ci suuf wàllu violence ak fitna ci jiital programme ak i xalaat ngir local yi nu dëgmal ci weneen wàll ñoom leader yu Benno Bokk Yaakaar rafetlu ñu ne li gune yi wuy jiwul ci woote fitna googee Aminata Ba mu nga foon. jégalu ci jafe-jafe ci wàllu machine xam naa dañuy taaxirlu ci kanam tuuti ñu wéy ak yéen ci xibaar yi. fàttali ni wàllu politique ci lañ tolloon ak réaction bi nga xamante ni Benno Bokk Yaakaar am nañu ko ci doxalinu waa Yewwi Askan Wi démb ginnaaw ñoom it bi nga xamante ni daal dinañ amali manifester ñaawlu wooluk Barthélémy Dias gi nu njort ne daal lalu ci wàllug politique ak cingili ci wàllu yoon amoon na ca njàppale ci misaal ku mel ni El Hadji Malick Gakou Déthié Fall ak it Ousmane Sonko seeni kàddu jëm ci élection yu nu dëgmal mooy jàmm ji wàllu wu ne da caa war a bay li nga xamante ni mooy ak waaram Benno Bokk Yaakaar di ñaawlu ñoom fitna gi ñuy doxee ak di ko wootee ñu ne ca bu nu sañoon daal yëf yi doon mbiri jongante xalaat di wàllu programme ak élection locale yi nu dëgmal bu keroogee 22 janvier 23 janvier 2022 ci wàllug tolluwaay réew mi nag ak woote jàmm dana ci teewlu kàddu yu soxna Aminata Mbengue Ndiaye moom mooy secrétaire national bu parti socialiste la mu bëgg ci ndaw ñi rek mooy ñu moytu ñii di woote wàllu violence. ñuy ñaan rek élection yi nga xam ne ci la ñu jëm na ci ñëpp dem ak xel te bañ cee dem ak xol élection bi benn bis lay durer campagne électorale bi moom it xam naa ni ci ay 15 ba 21 jours lay yem du ko weesu. donc lu demee noonu nag bu fekkente ne am na te ñun après du ñuy vivraat ensemble ñun ñëpp du ñuy dajaloowaat toogaat dëkk ci koñ yi dend kër di demante ngénte di demante ci di demante leneen am na comportement bu ñu war a am boo nga xam ne bu élection bi passé tamit noonu la ñu war a continuer waate donc loolu moo tax ñuy ñaan nit ñi man de duma accepter kenn di denc sa doom ci sa kër di woo ay xale ñu nekk ci mbedd mi ñu leen di rey wala ñu leen di gaañ nañu xam ne daal élection bi élection rek la te élection bu weesoo nit ñi duñoo war a toogaat ñuy ànd di toog di waxtaan damay ñaan yàlla képp koo nga xam ne yor nga xale na nga ko sensibiliser ci affaire u jàmm ku ko woo ci lu jëm ci ay na ko bañ nañu ko tere et puis bu élection bi passé ba mu am ñetti fan affaire bi jeex na tax kenn dootul wax ay waxam bu ñu délibéré ci ngoon si recenser les votes commission départementale bi tamit def liggéeyam yaakaar naa ni affaire bi foofu lay yem donc jàmm ci la lu nekk xaj. Aminata Mbengue Ndiaye ñu dellu ci conférence de presse bi nga xamante ni leader yu Benno Bokk Yaakaar ñu ngi ko doon amal démb ginnaaw manifester yu waa Yewwi Askan Wi ñoom lañu gis mooy ñoom ñoo war a teg ci suuf wàllu fitna ak kaddu yoo xamante ni yu woote ay la ca jiitali programme Aminata Ba mu nga fa woon. xeex mi di woy diggante ñi fare ci nguur gi ak ñi nekk ci kujje gi kenn bàyyiwul sa morom lenn ñi ànd ak njiitu réew mi Macky Sall di woo ñi fare ci kujje gi ñu daal di liggéey nga utal askan wi ay programme yu mucc ayib ci élection territoriale yi ñu dëgmal Pape Mawaxa Diouf nekk porte-parole cellule communication bu Benno Bokk Yaakaar. système démocratique sénégalais doon na un système suffisamment éprouvé Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias dañu war a xam ne réew mi doon nañu ko ci kenn li leen tiital ba tax ñu jóg jublu ci élection jóguñu dem jël seen programme di joxe dem ci gox yeeg gox-goxaan yi ne leen ñun lii mooy sunu mbëbët ci liggéey réew mi ak gox yeeg gox-goxaan yi ñu ne ñoom dañuy jóg di créer fitna ci réew mi li ko waral xam nañ waaye rikkuwaay ku munta bind liste ba mu mat noo mun a jiiteem réew. coalition Benno Bokk Yaakaar am mbégte ci lu ndaw yi wuyu jiwul la woote waa coalition Yewwi Askan Wi ginnaaw convocation bu Barthélémy Dias Wali Fall. ñenn ñi nga xam ne dañu ne ay responsable lañ ci opposition bi dañoo nasaxaay ci seen jéem-jéem ci créer fitna ak coono ci mbeddu Dakar yi ndaw ñi amul kenn ku leen topp ci jéeye boobu bu doon loo xam ne dañ koy rafetlu ndax wane na léegi population Sénégal yàgg na gaaw mais ndaw ñi en particulier dañoo yeewu ndax dañuy fàttali ne li fi amoon mars doon na jéeye boo xam ne kenn doon ko nangu fii ci réew mi. leader yu Benno Bokk Yaakaar di delloo njukkal takk der yi di woo nag ñu bokkal parti ñoom ñëpp ñu daal di liggéey ci li indi jàmm ci réew mi ngir élection fa lépp ñi jiite gox yeeg goxaat yi niki janvier atub 2022 bi daal di jaar ci yoon. jërëjëf soxna Aminata Ba Alioune Tine moom la mu gis mooy toxal élection yi fii leeg waxtaan am ñu mën a baax ñëpp ne ay acteurs ñu participer ci yooyu élection jiital ca dialogue di waxtaan moom président fondateur Afrikajom Center noonu la gisee Alioune Tine ñu teewlu koog Mouhamed Diop.
fal élection locale yi ba mu ni këkk ni kër président de la république war na woote d'urgence acteurs yi nga xam ne yëpp ñoo bokk ci mbir élection yi ñu toog waxtaan problème yi nga xam ne am na fii yëpp ñu seet nan lañ koy régler ci jàmm nan lañ koy régler ci waxtaan lañ koy régler ak mandute parce que mandute lu am solo la parce que loolu lu am solo la mu am ñoo xam ne ñi dañ ko témoigner ba élection yi dox ci jàmm ñu génn ci jàmm ñi ci bëgg bokk yëpp ñu bokk contentieux judiciaire yi nga xam ne am nañu ko te mu nekk ne day gàllankoor démocratie ñu dugal ko ci waxtaan bi régler ko mu dem parce que loolu nga xam ne moo demoon suñu dialogue politique bi réglé wul problème yi dab nañu tey li ñu réglé wul woon yëpp dab nañu tey waaw te loolu nag mooy problème bi parce que élection waruñu mën a utiliser justice pour ne yow da ngay bokk yow doo bokk kooku lu am solo la ñaareel bi mooy suñu état bi tam dafa faible opposition war nañu am une attitude républicaine war nañu def ay jéego yoon tamit pour que jàmm am fexe ba nga xam ne suñu institution yi dana dëgër. Alioune Tine la woon ak ñun ñu daal di dem ba Saint-Louis ak li nga xamante mooy taxawaayu cour d'appel ba fa ngir élection locale ñu dëgmal daal di na ca indi atteem ci loo xamante ni nag ñoomu daal di arrangé mooy waa Yewwi Askan Wi nu fa daal tegoon ca wet ga seen ab liste sàkku nañ kon ci autorité administrative yi ñu joxaat leen sañ-sañ boobee ngir mën a bokk ci sumb bi ñeel locales yi 2022 jamono yi ca Matam seen mandataire ba nga xamante ni moo fu ne woon mes ak seen i dossier di Jibril Ngom ñu fas ko yéene ñoom yóbbu ci yoon Ali Bandel Niang. atte bi tukkee cour d'appel bu Saint-Louis indi na mbégte ci mbooleem ñi fare woon ci kujje gi rawatina ci ñi bokkoon ci Yewwi Askan Wi ndaxte nag tribunal bi jox na leen dëgg Mamadou Sy mooy mandataire coalition bi. kontante boo xam ne département Matam yëpp moo ko am Yewwi Askan Wi parce que bu cour d'appel de Saint-Louis bu ñu joxee vraiment ñu ne lu Jibril Ngom defoon tëggu fenn ñun dañoo amoon benn déception vraiment tax ni dañoo xawoon arrêté liggéey bi nekk ci recours yi mais heureusement incha allah dinañ def lépp pour déposer à temps suñu liste incha allah préfet puisque am na lu jóge ci kaw mu wax ni Yewwi Askan Wi am na droit fépp ci département Matam déposer liste am ñun kay xanaa ñu def liggéey boo xam ne moom lu am fu muy jaaree pour du rejeter suñu liste waaye moom préfet foog naa ne instant bi moom amul dara lu mën a def contre Yewwi Askan naam am nañu dëgg waaye ñi bokk ci Yewwi Askan Wi noppeeguñu ci bërëbu attukaay yi ndaxte nag fas nañu yéene déposer plainte contre Jibril Ngom mi nekkoon seen mandataire mi réeroon ak seen ay këyit laata muy démissionné Pastef dem fekki waa APR. Jibril Ngom xam na ni duñ ko bàyyi parce que lu mu def ni ku ko def ci àdduna war nga xam ne dara dina ci topp justice Sénégal li ngeen def ni wan ngeen ni ba léegi justice mu ngi am Sénégal loolu moo tax ñun ñi à notre niveau nañ déposer suñu plainte incha allah pour que Jibril Ngom ci kanam Sénégal yëpp mu wax lu tax mu def lu mu defoon. ndogal bi tukkee ci cour d'appel bu Ndar nag nga xam ne day indiwaat yoonu askan wi day imposer beneen configuration neel anam bi mbër yi nar a sëggee bëre ci wote gox-goxaanu janvier yi te nag fii ci Matam nga xam ni maire sortant yi ñoom ñëpp bokk ci APR te ñu reconduire leen ñu jiite liste Benno Bokk Yaakaar yooyu nga xam ni seen biir bëri loolu ay liste parallèle faaw ko ñu yokk yeneen adversaire nde tey ji opposition classique bi dina teewee ci mboolem commune yi mu nekkoon sa naataango Ali Bandel Niang fii ci doonu Matam pour RFM. RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu waxtaanee lenn ci sunuy université di daara yu kawe yi bokk na ca ba ca Ndar ca Sanaar Gaston Berger ak i jafe-jafeem ndax daanaka bor bu diis lool ci wàllu lempo waral it grève bu fa daal di tàmbali démb diirëb ñaar ci fan la boobu grève ay syndicalistes ak liggéeykat yi université ba sumb ndax ni nu ko waxee bor bu diis ci kanamu lempo yi juróom-ñaari milliards ba sax ñoom service yi lempo daal di teqee ñaari téeméeri millions ca kees yi daara ja jural ko jafe-jafe Ousseynou Diop ca ndax. liggéeykat yu université Gaston Berger bu Saint-Louis tey dañu génn bàyyi seen bureau yi maire ba futu nag la ñu def li ko waral bokk na ci ñaari téeméeri millions yi nga xamante ni service fiscaux bu diwaan Ndar gi jël na ko seen i compte yi Amath Diallo mooy secrétaire général liggéeykat yi nekk ci UGB. 200 millions te loolu bu ñu ko defee en fin année budgétaire la ñu nekk du permettre donc li nga xamante ni moo di salaire yi ñu fay ko. syndicalistes yi itam nu ñu mel la ñu def ci seen assemblée générale bi doon amal tey jile dañu mer ba futtu nee nañu service fiscaux la mu def tegu ko ci yoon te ñoom xeex bi jël nañ ko naa la sosé mooy secrétaire général SAES bu UGB. au total mu doon 200 millions boo xam dindi nañ ko ci compte université yi te loolu problème parce que université xam nga ne boo bloqué compte am wala nga jël fa xaalis di nga tax ne salaire yi kenn du ko mën a fay te loolu problème la. ngir nag ñu mën a faj seen mer bi ñaari fan la ñu daal di xàppati ni duñu liggéey. def nañu 48 heures de grève syndicat yëpp daje nañu tënk ne dañuy def 48 heures de grève wane seen naqar wane seen li ngeen xamante ni aussi moo ñu metti mu jëm kanam te loolu nag duñ ko nangu moo tax ñu arrêté état du Sénégal arrêté liggéey ci diiru ñaari fan.
jamono jii xeex bi ci diggante service fiscaux bu diwaan Ndar Géej ak université Gaston Berger bu Ndar daan nay tar kat yi nekk ci bureau bi ak syndicaliste yi ñaari fan nag nee nañu daañu ko toog duñu dem seen bërëbu liggéeyukaay yi Ousseynou Diop Saint-Louis RFM. Ousseynou jërëjëf université beneen ak i jafe-jafe di ba ca Ziguinchor ñu duppee professeur Assane Seck boobu université professeur Assane Seck bu Ziguinchor diggante 2019 ak 2021 dafa daal di fulu ay yoon ñetti yoon daanaka limub étudiants yi fa maanaam ci ñeenti junni la ñu jógee dem ba fukki junni ak it borob ñeent ci ay milliards moo waral bànqaasu SAES ga fare foofe di sàkku ci gouvernement bi ak taxawu ak it yeggale chantier campus social ak pédagogique maanaam fa étudiants yi dëkk waaye te fa nuy jànge ci boobu université ci Ziguinchor. sport geeg Cheikh Tidiane sëñ Cheikh ñu ngi ziar. maa ngi lay fay Alaaji Assane. ñu dal di ko door rek wàllu football ak équipe nationale bu Sénégal mi nga xamante ne tey jii ci ngoon incha allah 19h dana daal di sóobu ci geneen jogante diggam ak Togo lay daal di doon ñu koy amal ca Lomé loolu yëpp bokk nag ci avant dernière journée qualification coupe du monde Qatar 2022 Sénégal nag moom daal dina qualifié ba pare ci li nga xamante ne moo di match barrage yi ñoom nag seen mbébét nag mooy fexe ba daal di am ndam seen digg ak ñi nga xam ne ñoo di waa Togo waaye jàpp nañu ni match googu lay mënut a yomb donte waatu ko toog nañ ba pare loolu nag moo di kaddu Aliou Cissé di tàggat équipe nationale bu Sénégal ñu déglu ko. Le danger de ces genres de match, c'est vrai. danger bi nekk ci xeetu match bi mooy ñun qualifié nañ ba pare ginnaaw ñeenti match yu joué léegi nag football international match yëpp dañuy jafe danger bi pour ñun Sénégal mooy dugg ci match bi te duñ ci ànd ak sérieux ak concentration moo tax dañuy def lépp ngir gagné ko donte sax xam nañu du yomb li ko waral mooy Togo dafa dem gagné ca Congo te loolu lu jafe la ñoom def nañ ko te nag ñoom dinañ jéem a defaat li mel suñu kanam moo tax ñun ñu xam ni amuñu match de préparation la yu bëri laata CAN bi léegi qualifié nañ ba pare kon ñaari match yi contre Togo jeudi bi ak dimanche contre Congo dina tax ñu mën a waajal bu baax a baax CAN bi am solo pour suñu réew. C'est une CAN très importante qui est attendue pour notre pays. Togo Sénégal tey jii ci ngoon ci bu 19h jotee ca Lomé di ngeen ko mën a déglu en direct ci rajo Futur Média geneen jongante ñeel ba tey groupe Sénégal diggante Congo lay daal di doon ak Namibie ci bu 16h jotee Mali moom dana fekki Rwanda ci dëkkam Ghana ak Éthiopie itam dañ daal di tase am itam yeneen jongante yi nga xam ne ñàkkul ne dañ si dellu ci nu mu gën a yaatoo si suñu yeneen i jotaayu xibaar wàllu basketball ASC Port moo di équipe championne deuxième division moom nag yéeg na ci wàllu première division ba pare di ko démb ci final bi nga xam ne mu ko doon amal digganteem ak Parcelles Assainies US Parcelles Assainies ñoom waa Port ñoo ci dal di am ndam 83 à 81 fàttali tamit US Parcelles Assainies ñoom itam yéeg nañ ci wàllu première division gannaaw ndam bi nga xam te ne waa Port dal nañ ko am démb ci final gi lii nag moo di seen premier titre bi nga xam te ne remporté nañ ko doonoon nag jongante gu métti ci kaddu seen i entraîneur ñu dal di ci déglu kii di Asbarakan moom nga xamante ni moo ñu fa teewaloon ci stade Marius Ndiaye. ginnaaw bi mu amee ndam ci kaw Tamba basket club équipe bu Port autonome de Dakar bi wanewaat na boppam ci diggam ak USPA Matar Ba mi leen doon tàggat ñëwaat na ci match bi. nous on se connaît ñoo ko Passa ñoo ko USPA joué na match amical yu bëri on se connaît très bien laa booy nee nañu on se connaît soxla ñu visionné joué na match amical xam nañu ngeen c'est le plan jeu je dis suñu équipe bi am benn équipe bu égal c'est le plan jeu on a des joueurs expérimentés ils savent tourner le ballon ils savent jouer au basket. jongante bu metti woon la te yàgg ci diggante ñaari équipe yi Pape Malick Goudiaby mi doon tàggat équipe bu USPA bi di ñaawlu violence yi nga xamante ni am na gannaaw bi match bi jeexee. suñu supporters yi durant tournoi bi yëpp comportement bu exemplaire la ñu am musul am dégénération musul am problème donc tey bu demee ba problème bi am war nañu toog situer fan la responsabilité nekk ak lan moo sabab mu am dégénération parce que je pense que frustration la maintenant il faudrait tirer les conséquences de cela. équipe bu Port autonome bu Ndakaaru bi ak équipe bu Parcelles Assainies bi ñoom ñaar ñëpp yéeg nañ ci première division ci wàllum basket bi ñu jagleel góor ñi di lu njëkk ci seen taarix. jërëjëf Asbarakan ba tey wàllu basketball ka jiite wàllu basket ci àdduna gi di doomu Mali bi di Amagnan moom jàppaleen nag tey ji dana dal di yegsi fii nii ci Ndakaar démb nag lañ ko sóoroon waaye mujj ta antu tey ji nag lay dal di yegsi bu ko dal di defee dana dal di seq waxtaan ak autorité sportive yi ku ci mel ni joriñ gu yore wàllu tàggat yaram bi di Mataba ak itam njiitu fédération sénégalaise bu basketball di maître Babacar Ndiaye jàppaleen nag ci tertu gi ki nga xamante ne moo di présidente zone 2 di Aya Pouy moom dana fa dal di nekk loolu weesoo 14h moom nag di Amagnan
Niang dana amal ab conférence de presse ngir daal di waxtaane lépp lu jëm ci wàllum basket ci àdduna ak itam fii nii ci Sénégal la jasal. sëñ Cheikh maa ngi lay jaajëfal ñu jublu ci culture bi ak Anna Rocha li ci gën a fës bokk na ci album Youssou Ndour bi génn suba xam naa yaa ngi waajal Cheikh ndax dégg naa ñu baal ma waa kër ga waaye ku mën a pàkkar ñi astafurlah am sëñ Cheikh moom. grand bi nag kenn mënu ko ngoog balaago bi moom neex na ma ci génnagul ndax balaago moom mérité na lu raw hommage Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi ñeenti weer gannaaw bu mu génnee singalam bu mujj wàññi ko Youssou Ndour mu ngi annoncé albumam bu bees artiste bi nag di ci andi ay rythme traditionnel yu Sénégal waaye itam boole ko ak modernité bi album bi ñu ngi koy xaarandi ni ki ëllëg ajuma waaye laata loolu nag leaderu Super Étoile daal dina woote ndaje ñii di taskatu xibaar yi ngir ab séance d'écoute teewee na ko Fama John. ab album. ab histoire mbalax comme le nom l'indique te ku wax mbalax xam nga mënoo cee génne Youssou Ndour donc je pense que c'est peut-être une façon boo xam ne dafa bëgg peut-être turu musique bi mu gën a saaw. fukki titre ak ñaar la artiste bi di Youssou Ndour génne gàgganti ko jagleel ko way dencante yi. mool mu way ko ñi nga xamante ne ñoo di ay nappkat di leen ñaax ñu yóbbaale gilet sauvetage ba noppi di xool GPS bala ñoo dem géej. Ndumbe Yatma Youssou Ndour di ci delloo njukkal ndem si yàlla Thione Ballago Seck di morceau sama xalaatu àdduna te El Hadj Faye wayoon ko Alla Seck awu ko. jamono jooju Super Étoile taxawagul woon Étoile de Dakar la ñu doon wax. beneen hommage Youssou Ndour delloo ko bi yoon Ibra Kassé nekkoon njiitu groupe bi di Starbank. bi ñuy amal séance d'écoute bi organisateurs yi nag denc li gën a neex ci njeexital li bi ñuy bëgg a daaneel ci la Youssou Ndour dugg ci biir salle bi journaliste yi am mbégte ndax amoon nañu ay laaj yu ñu ko war a laaj. album bi bu dee dañ ko teg ci wàllu way collaboration yi pratiquement am si waaye musique comme di Bouba pour nopp la d'abord fa lay jaar instrument yi nga xam ne collaboré nañ ci biir album traversé album def architecture am na solo ci ay nit lañ donc je trouve que album bi def naa ay featuring yu bare. amoon na ay jamono Youssou Ndour wax ni day teg ab diir ci suuf lépp lu jëm ci wàllu musique waaye nag mu dikkaat ci décision boobule loole nag staffam jàpp ci bu baax album bi nag am na ay jeunes musiciens yu mu ci àndal ndax bëgg a indi fraîcheur ci wàllum way wi album bi nag dina génn ëllëg ci aljuma ji. leneen ci wàllu xibaar association des métiers de la musique ba tey taxaw tem ngir ñu taxawal projet bi mu dippee guichet unique mu ànd ni ki dem ak yeneen association artistes musiciens managers waaye itam ay comédiens daal di jébbal secrétaire général du ministère de la culture li tukkee ci ndaje yi ñu doon amal juróom benn fan ci weeru octobre ki lee weesu jëm ci boobule ponk secrétaire général ministère bi nag daal di tontu ne ñoom pare nañ ngir gunge boobule projet ba mu antu mbokk yi fi la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje lëkk incha